asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama commune waaye di nuyu sama arrondissement ak sama département de Dakar may di nuyu bépp jigéenu Sénégal yëpp nag bàyyiwuma kenn di leen jox seen wàccuwaay Abu di la nuyu yow tamit di la massawu ci déplacement bi ndax ku ne xam nga ni période bi ñu nekk nii déplacement yombul mais maa ngi lay massawu di la ziar di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax di ñaan lii ñu sémb yàlla na ko yàlla mottaleeg jàmm ak salaam ci barke Seydina Muhammad. madame Ndiaye maam Ndaw man loolu lan ma gën a xamee am na ñuy wax madame Ndiaye am na ñi ma gën a jege ñu bari maam rek la ñuy wax maam Ndaw waaw man maa ngi juddoo Colobane waaye yaroo diggante Cité Marine ak Xaar Yàlla foofu laa yaroo bi may ñëw Yoof foog naa ni Yoof baay Yoof mën naa wax ni sama doom yëpp fii la ñu juddoo parce que Yoof la ñu xam Yoof la ñu nekk ma nekk femme de développement femme bu nekk ci développement xaw ci yàgg naa ci yàgguma ci ndaxte mën naa wax depuis 97 maa ngi ci développement maa ngi ci yëngatu mais bu may wax sama formation dëgg li ma ci gën a jox courage yu continuer ko ndax bi ñuy commencé 97 96 lu yàggul la mais dëgg suñu commencement ci développement ñu ngi ko commencé bi fi méthodistes yi ñëwee Sénégal biñ leen fi déggee li ma njëkk a def mooy woo leen téléphone mais première année bi ma leen contacté sax dan ma ni ñoom actuellement ñu ngi ñibbi mais dinañ dellu ci déwén moo doon 2001 ci ñoom ñu ne ma nag buñ dellu see li ñuy njëkk a def dinañ la def si ndax tey bii yoon 3 groupements femmes rek lañ doon jël malheureusement pour yow jël nañ ba pare. je me rappelle ñoom 1 an après li ñuy wax ñoom seen wax du faral di deñ dan ma woo bin ma wooy man fàtte woon naa ni wax naa ak ñu kenn si lu jëm si loolu mais dama hésité rek ñu ne ma ñu arrêté wax bi ñu ne ma léegi da ngay déplacé yow parce que est-ce que yow la sax. après ñu laaj leen fan la ñu wax ma jël taxi dem ci saas bi ma demee ñu ay question pour xam ndax vraiment man la après ma leen tontoo ñu ne ma effectivement man leen du dara dama ko fàtte woon moo tax. bi ñu demee foofu tamit waxtaan bi yàlla def ñu juboo ci kàddu ñu jox ñu rendez-vous du ma ko fàtte 2 janvier la woon 2001 bu ma juumul 2 janvier 2001. ñu ñëw fi daje feek ñun bi ñu fi njëkkee dajeek ñun matuñu woon 15 ndeke ñoom par départ pour groupement liggéey ak yow 15 personnes lay doon ñun foog naa ne 11 lañu woon bu ma juumul ba 7 11 yooyu bari wuñu woon dara wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee ñu xamal ni ñu duñu mën liggéey ak ñun ci 11 wala 7 personnes ndax rappelé wu ma nombre bi mais joxaat ñu beneen jat mayaat ñu chance ni ñu bu ñu ñëwee bu fekkee ni mat ngeen ñu liggéey ak yéen mais bu fekkee ni matu leen tamit duñu mën a liggéey ak yéen. yàlla def tamit bi ñu demee ñu góorgóorlu ba jéem a contacter quelques femmes ama waxtaan ak ñoom ñu ñëw toog fekkee waxtaan bi mën naa wax jour boobu lañ démarré ak ñoom ñu accompagner ñu 3 ans 3 ans yi formation damay wax gestion lu ma ci xam ni wala ñi ma àndal ni sunu bureau bi foog naa ni ñoom bokk nañ ci ndax dañu jàng gestion formation marketing leadership loolu lañ ñu defaloon formation accompagner ñu nag 3 ans yoo xam ne dañ ñu ni sunu xalaat wala ñoom seen bëgg-bëgg mooy un jour ñun ñu moom sunu bopp demal sunu bopp yàlla def bi ñu accompagner 3 ans ñu dem ba benn jour ñu woote réunion ñu xalaat ni ñun fi mu ne nii du dee comprendre système bi mën nañ ko duñ ñëwee ñu waxtaan ak ñoom bi ñu waxtaan ak ñoom ñu rafetlu ko ñaanalante ñu war a dellu ñoom foog naa ni ci la ñu delloo boobu temps am na ñu leen fi nekk fi mu ne ba actuellement Sénégal am na ñu fi nekk mais les vrais méthodistes yi nga xam ne ñun ñoo ñu accompagné woon après dañ dellu Amérique ci base boobu nag la ñu jógee gën ko bëgg dañ ko man ku mel ni man dama depuis 2001 bi ñu defee formation ba pare man foog naa ni dara découragé wu ma wala sentiruma benn jour bu ma toogee xalaat ni lii dafa war a tas wala dama ko war a bàyyi toujours jàpp naa ne rek loo war a jëm ci kanam la pourquoi du jëm ci kanam dafa war a dem ci loolu laa nekkee ba suñu jonn yàlla tey. formation yi tamit lépp jàng la rek laay mën a wax parce que dama nekk koo xam ne ku bëgguma toog man fa ma fekk maa ngi yëngu wala maa ngi gëstu wala maa ngi laajte. formation yi bi ma la waxee sunu démarrage dama ci àndoon ak koo xam ne sama xarit la yàlla moo ñu boole muy Fatou Kiné Mbodj koo xam ne ku ma bëggoon la yàlla jëlee na ko fi tamit
muy koo xam ne kenn la woon si man ndax dafa ma daan topp si li ma bëgg parce que xamoon na ni li ma nekk ni lu ma gëm la lu ma bëgg la mu ma siy accompagner. foog naa bi ne bëri jóg nag pour démarrer dañ dem ministère de la femme ñu orienté ñu développement communautaire bi nga xam ne madame Ndeki moo ko jiite actuellement bi ñu demee foofu fekk nañ fa madame Ngom ñu defal ñu ouverture foofu nag femme département bi yëpp dañ fa daan daje buñ daje réunion yeeg yooyu bi ñu joxee suñuy coordonnées ñoom it bu réunion amee yu jigéen ñi dañ may woo buñ ma wooyee ma dem du ko defee ànd ak femmes yi ku sawar rek ñu ànd waaye damay faral di wax ku yoxi rek man fekk ma fa parce que nit ak lu mu bëgg la kon foofu lañ jóge ñu fay dem léegi nag foofu formation daf fay am bu formation amee dañ may woo du ko defee ñu dem ñu def ay formation ci céréales locales ci fruits et légumes ci loolu lépp loo xam ne rek jigéen daf koy yëngatu ñoom dañ ñu ciy former bu ñu former jox ñu ay attestation yenn saa yi ONFP ñoon la nekk ba ni SEDAF ubbee bi SEDAF ubbee tamit ñu continuer ñu orienter ñu encore SEDAF ndax SEDAF département de Dakar moo ko moom ñu fay dem comme damay wax ba léegi nii rek démb maa ngi koy wax mooy ñu bari dañ foog ne man parcelle laa dëkk tellement damay fréquenter parcelle lu bari li may toog fii Yoff bariwul li may nekk parcelle moo gën a bari parcelle presque dina do ay jours yoo xam ne chaque jour bu ma xëyee maa ngi parcelle ngoon gi laay dugg si waat Yoff waaw kon si formation yi tamit mën naa wax li ma formé si jigéen ñi macha allah bari na parce que du ma xayma décembre daaw rek formé naa 232 femmes yoo xam ne SEDAF la maa ngi ko formé diggante décembre ak janvier laa ko defoon maa ngi ko commencé le 2 décembre jeexale ko le 13 sax amoon na cérémonie foofu si centre SEDAF ma def fa lu bari keroo si formation 32 femmes yooyu def naa teinture def naa céréales locales def naa fruits et légumes def naa granulé def naa foog naa savon def naa coco au lait bi comme coco au lait coco da nga koy def ak gingembre bi ak da nga koy def lait aussi am na yooyu yëpp def naa ko defal naa ko femmes yooyu si diggante 1 mois 10 jours yi ma wax parce que ñu ngi ko commencé le 2 décembre jeexal ko le 13 janvier lan ko def formation boobu bi ñu si jógee tamit bàyyiwu ma parce que mën naa wax du ma toog 2 mois yoo xam ne defuma formation defate ay jigéen laa koy defal lu mel ni tam xarit bi daaw sunu production bi ma def SEDAF aussi def naa presque 1 tonne de couscous 1 tonne boobu département de Dakar ñoo ko fa bokkoon femmes yu bari ñoo fa nekkoon tamit parce que bi may def tam xaritu daaw bi ñu ngi nekkoon Ngor ngi fa woon Yoff Mermoz Sacré-Cœur Wakaam ñu arrondissement bi ñoo ko def ñu def 1 tonne bi ñu paree dama ko séddale par commune bu nekk yóbbu sa base bi nga demee seet boobu temps nag ñu nekk di formation ku ne wut nga sa marché ñu jaay ko pour renforcer ba tey sunu kees yi kon si formation def naa javel bu ma dellu see si 232 femmes yi ma formé foog naa ne boobu national laay wax parce que amoon na femmes yu jóge fu nekk même Thiès amoon nañu fa jóge fekk si ñu Dakar yoo xam ne yàlla dafa dogal li leen si boole sax femmes yooyu mooy dañ ko dégg rek jël oto ñëw laaj si amul problème ñu daal di bokk ñu def suñu formation parce que lépp mbiru jigéen la keroog région yooyu amoon na Ndiaganiao amoon na Fatick ñoo xam ne def nañu ñëw nañ bokk si 232 femmes yooyu ñu formé bi ñu paree tam ñu jox leen ay attestation kon mën naa wax ni sama formation wala yenn activités yi may mëne dëgg la coordonnatrice la ci arrondissement des Almadies mais jàpp naa lu baax jarul a yemale ku ko man damay wax fu jigéen nekk bu manifester woon ni comme quoi bëgg na ko lu ma ci man dinaa ko ci def pour fekk ci la walla nga ñëw ñu bokk ko def waaw man loolu dama ko mas a dàq parce que dama daan mas a wax comme ñun nit ñuy former dañ ñuy former rek bàyyi ñu dem ndax Sénégal Dakar rawatina ñun femme boo fi fëgg dala naan formation am naa ko wala mën naa lu bari ci formation mais bu dara desul lu dul pratiquer day am problème parce que da ngay def tey formation nga mokkal ñu jox la sa attestation mais loo bàyyi mu bàyyi la olof yi ñoo ko wax boo toogee 1 an 2 ans laaloo ko fa nga denc sa attestation bi sax xamatoo ko kon kooku bu ñëwee bëgg a pratiquer rek day nekk léeg-léeg problème te loolu lu koy indi mooy du ñu am moyen yoo xam ne dañ ci man di defara
da ngay def formation bi ñëw mais doo mën a liggéey ndax yoroo moyen bi loolu bokk na si li ma poussé ñu chercher financement parce que damay wax ni état mënul lépp man foofu rek laa ko jàpp te mënuñu toog tam di ko xaar ni état par exemple bu ñu financé wul rek duñu liggéey wala bu ñu jàppalewul duñu mën a dem war nañu def suñuy pexe bopp ba ñoom ñu fekk si ñu wala ku leen ku bëgg a jàpp boo ñu si fekk si mais suñuy pexe bopp la ñuy demee ni ba yàlla boole ñu parce que avant ñuy liggéey ak demande financement banque yi nga xam ne macha allah mi ngi ñuy jàppale liggéey nañu sunu liggéeyu bopp ndax def nañu sunu grande calebasse lañ koy faral di wax la calebasse communale commune bu ma jàll nag def naa fa la grande calebasse man noonu laay liggéey tey Yoff am na ko Ngor démb lañ installé seen grande calebasse boo xam ne bépp jigéen bu yeewoo si commune bi si calebasse boobu nga bokk du bokk ak nag groupement yi ndax réseau la groupement bu nekk am nga sa calebasse bu ndaw nag booy defaral si def sa mbiri bopp mais la grande calebasse commune bu ma jaar damay exiger la grande calebasse sans la grande calebasse man du ma liggéey ak ñoom ndax am na lu bari nit daf leen di lié pour ngeen mën a ànd bu fekkee lié dara boolewu leen rek seen ànd du yàgg kon man noonu laay liggéeyee sunu bu ma dellusee si financement yi ku ne xam nga ni niñ koy faral di bëgg ak na muy amee du doon benn te ñu ngi def ay formation yu bari macha allah ma ni leen léegi nan d'abord li ñu war a def mooy ñu financer sunu bopp mooy chaque mois wala chaque semaine partenaire nun ko organiser ku ne day indi ñu bind defar di ko financante sunu bopp di ko joxante bari ma ne bariwul mais au moins dinañ si mën a jàpp daal moo gën tëdd bi di xaar leen ak leen comme am nañ suñuy formation si loolu la nekk ba ku mel ni IMSEC fekk ñu si bi mu ñu si fekkee tamit macha allah jàppale nañu ak doole. diggante décembre ak mois d'août bi ñu nekk nii mën naa wax 100 millions mi ngi fi yoo xam ne 100 millions yooyu Yoff kese la nag laa wax parce que Yoff la ñu joxagum ñu ngi si 77 groupements. te démb bi ouverture bi ñu nekk nii di ko def nii ma di nekk si ñu ngi si bu ñu paree dina nekk 100 groupements te ku ne xam nga ni 100 groupements ça fait plus de 1000 femmes yoo xam ne zone Yoff kese la commune de Yoff noonu laa ko commencé nekkee ak yeneen communes yi nga xam ne yàlla boole na ma ak ñoom commune bu ma dugg rek noonu la ñuy def démb mën naa wax ni fu mel ni Ngor ñu ngi si presque 500 femmes. bu ko ëppul parce que calculé ma ko mais ñu ngi si presque ñoom it 500 femmes yoo xam ne commune Ngor rek la ñu dem Wakaam Mermoz Sacré-Cœur HLM ak yeneen communes yi nga xam ne programme la boo xam ne ñu ngi ko tëral di dem par benn bu ñu dem nag dinañ xool ñaata jigéen ñu ngi suñuy registre pour def xool ba xam naka lañ mën a liggéey ak ñoom may faral di wax jigéen ñi ñëwuñu pour financer comme ni ñu waxee ni jigéen ñi noonu lañ am habitude di xam wala di comprendre ñëwuñu pour di financer rek di dem duñ la financer ndax man du may financer toujours 3 réunions laay programmer dinañ réunion avant financement bi du une fois nga ni bëgg naa groupe boobu ñëw quartier boobu ñëw dinañ toog ñu waxtaan échanger duñ demee ba si digg bi jour ouverture réunion la jour financement réunion la kon 3 réunions laay programmer chaque financement dinañ am ante yi fi na waxtaan bi yëpp dañuy répéter li ñu waxoon ci bu njëkk bi mooy jom ak fulla ak fayda xam li nga bëgg jàppale sunu njaboot ñuy waxtaan lu bari nag ci loo xam ne ci naka ngay gérer liñ la jox wan say responsabilité yow jigéen parce que damay faral di wax góor gu ne su ko sañ na xëy dem ko génn këram dafa bàyyi dara mais benn jigéen sañul génn këram te bàyyi fa dara ak loo mer ak loo bég il faut nga bàyyi fa ndékki yow yaa xam nag nu muy demee te añit di nga ko assuré loolu yàlla moo ñu ko teg ma xamal leen ne nag kon lan moo ñu war ñun liggéey kese ñun lu ñu def te liggéey ñu rek yàq nañu loolu rek moo ñu war te pour liggéey nag ki lay jàppale ndax li may tax may dellu si waat si financement yi nga xam ndax ki nga xam ne jox na la financement benn yoon ngay joxe matalagoo mu ñëwaat matagul mu ñëwaat ba tey ñu nekk bu ma juumul bu démb bi ma dem ne mooy 6e groupe yoo xam ne passé nañ 100 millions yi yàgg na yoo xam ne ñu ngeek ñoom di liggéey kon nit ki day am si yow confiance dëgg pour mën a defanteeg yow loolu ndaxte yu si bari dañ olof yi nee nañ bor nag du am rat
waxuma nag di am rakk di ko amaat te ba jiitu woon jeexagul ba léegi ñu ngi si mais yàlla boole maag nag may gërëmaat jigéen ñi bu baax nag parce que dama ne du ngóora du sama fulla la moo ma ko may wala sama fayda mais jàpp nañ si mooy depuis yàlla def ñu liggéey balaa financement bi di ji egsi fay bi jour bi ne si la ñuy fay ñu bari dinañ fay sax te man du ma yëg ne fay nañu loolu yàlla may na ma ko si fii muy 77 groupement yoo xam ne jot nañ seen xaalis ñu ngi liggéey ñu ngi fay sans compter yi nga xam ne ñu ngi nekk si yoon bi ñu war leen xalaat financer fii ak fin du mois wala kii mais si jigéen ñoo xam ne yor nañ xaalis mi ngi seen loxo ba pare fi mu ne nii ñu ngi liggéey 77 groupement la yoo xam ne financé nañ leen ba pare tooguñu nag yemuñu benn place foo xam ne xam nañ fa ni dañuy jàppale jigéen rek ña nga fa dinañ fa du dee bind la bind nañ dinañ ko fi bind teg ko fa bu dee demande la boo xam ne si lu ñu renforcer tam ñu ngi koy def mais xaaruñu kenn nag ñu ngi si yoon bi rek ku ñu dab rek ñu ànd kuy ñun formation yi nga xam ne ñu ngi koy def foog naa ne damay wax man fu jigéen nekk rek damay faral di wax bu fekkee groupe bu bari la sax bàyyi leen man maay gën a oyof ma déplacé wu sunu formation yi tamit ñu bari ñu ngi koy defee fële SEDAF bi ndaxte yaatu na amuñu fa benn problème salle yi bari na ndox bi da ngay def courant bi amuñu wax dëgg yàlla foofu sax état bi jàppale nañu ko ndax da nga daan bëgg a def formation doo ko def parce que doo am foo ko defee mais tey formation yi boo demee salle boo demee SEDAF salle ba li fa nekk salle kenn xamul nu mu toll salle bu la neex ngay occupé ñu ni ndox mi ku ne xam nga ni céréale li muy jël si ndox benn kër àttanu ko mook javel bi ñoo yem mais da ngay nu la neex da ngay utiliser ndox mi da ngay utiliser courant bi boo paree yenu li nga jëloon dem jaay ko def ko say kees loolu ba tey ndimbal la te loolu SEDAF bi lay amee man formation yi ma am maa ngi wax ni module yi ma am amul bariwul ndax am lépp yàlla may ko kenn wala xam lépp mais bari na module ci formation yoo xam ne ah yàlla baaxe na ma ko may wax bépp jigéen bu bëgg formation benn rek ngay indi sa photocopie carte d'identité loolu c'est pour rek ñu xam nombre bi nga xam ne moom la ñuy formé ak période bi nga xam ne moom lañ formé ak diw mi lan ko formé woon ak période ban lañ ko formé identifié ko loolu rek lañ siy jublu bu formation ñëwee jigéen bu bëgg formation man du mbooloo mi bari damay préféré fekk leen fa ngeen nekk bu fekkee am ngeen salle ndax day laaj nag place bu fekkee amu leen dama lay jox ni la ñu ñëw daje SEDAF ñu daje fa réunion waxtaan le lendemain du fekkee ñu jàpp jour formation bi ñu ñëw def suñu formation yu bari noonu la ñuy def formation yi toujours dañuy xool li nu bëgg parce que man de damay wax ni ñun li may fayeeku doy na waar parce que du ma fayeeku sama formation toujours boo ñëwee bu dee javel bi dinaa defal liste bu la neexee jënd ko bu la neexee nga ñëw ñu defaral la bu fekkee ni céréale bi la boobu noonu la dañuy jël produit ñu ne produit bu nekk lii la ñuy jënd lii la ñuy jënd lii la ñuy jënd ñu génne yenn saa yi da ngay gis groupe yoo xam ne dañuy cotiser femmes yi bu ñu cotiser ñu dem jënd produit bi ñëw indi SEDAF def formation bi si biir formation bi tam ma am man parce que bu njëkk loolu yàgg na da nga daan def ñun fi nu jàngi formation bu nu masaan ñëw ba jënd produit ba def formation ba pare dañuy ñëw jox ñu si rek échantillon lu nu wane sunu kër ni ñun de def nañ formation bi mais man loolu bi ma egsee dama ni man loolu dama koy gën a dindi mooy nit ki bu jëndee produit am def formation séddale ko joxaat delloo ko parce que dama ne bu fekkee femmes yi si kees yi la ñuy dem jëli pour indi xaalis boobu ñu defal leen formation kees warul ñu koy jël di ko utiliser pour muy def trou léegi bu ñu defee formation man yu si bari dama leen di delloo produit bi defal li ñu def seen calcul delloo la sa produit ngeen dem jaayante ko seen biir delloo ko waat fa ngeen ko jëlee woon muy kees gi man politique boobu laa jël si formation bu ko defee sunu kees yi du mas a vide parce que kees yi muy les calebasses dafa nekk loo xam ne bokk na si li ñuy jàppale actuellement si activité yi ñuy mëne man nag parti mën naa wax ni masuma si bokk xam nga dañuy faral damay naan toujours femmes yi dañuy jaawale ndax boo xasee nekk femme de développement directement da ngay liggéey ak ministère de la femme da ngay liggéey ak moom ma ne da ngay xool nag doo gisee nit ki di dugg foofu génn pour yow da naan yaa ngi politique benn yoon laa ko am si le président Macky Sall bi mu commencé ñu ne ñun daal dañ ko waxtaane nag ñu woote réunion ñu ne est-ce que du jaadu
ndax kuy dund def comme ñiy dund def dëgg la ñu ngi suñu développement mais jàppale ku mel ne le président Macky Sall waruñoo wàññi dara te du tere ñu def suñu développement femmes yi majeure partie bi tamit d'accord mais condition bi mooy mu bañ ñu yàqal suñu développement ndax bu ñu xasee woote développement parti ñëpp a ngi si kii politique ak ki dul politique yëpp mi ngi si yàlla def tamit macha allah mën naa wax ni bokk nañ si jigéen ñi njëkk a monteel le président Macky Sall comité ñun keroog bi ñuy monté comité 3 comités la ñu monté ndoo ak le monsieur ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr keroog moom moo ñëwoon bi ñuy monteel sunu comité yi ñu monté ndoo 3 comités mais nag politique bi damay faral di wax ni nit ki lu mu def rek dafa fekk mu bëgg ko ci xolam lu ma bëgg la parce que citoyenne la dafa am lu ma war mais développement dama ko bëgg sama xol dama naan politique man doo ma ci bëggee sonal ak ay wax sax man damay randu je préfère me retirer mais développement nag boo ma ci bëggee génn mooy damay faral di wax ñuy ree man leen est-ce que xam ngeen développement man maa ko moom parce que xam naa ni du ma ci wax mukk wala xëy na ku dul juum am loo xam ne dinañ ma ci yedd wala ñu ne ma loolu du noonu parce que du dee lu nu jàng la jàng naa ko topp naa ci ñi ma ci féete woon kaw tey kon tey xam naa ci développement te dama ko bëgg ba nga xam ne dara mënuma ci génne politique nag ñoo ko moom a ànd yàlla moo ñu boole ak moom ñu nekk ci du voté jotee ñu voté ji am na ñuy bët nag di xool ba xool ban kan la ñuy àndal ak fan la ñuy teg sunu tànk mais depuis ñu ànd ak le président Macky Sall ma ànd ak moom parce que développement bi du ma wax ñëpp parce que macha allah mais majeure partie bi bokk parce que dañu gis ci moom lu nu am ci sunu développement te amoo suñu ko am ci peut-être yeneen régime yi ndax facilité bii ñu am ci financement beeg formation yi sax mën naa wax ni avancé boobu lu ci bari bokk ci foofu la ci régime am lan ko gisee walla lan ko amee yi ci des ñu ngi fi woon ñu ngi daanoog jóg di def lu nu man ak lu nu manul mais tey jii bërët régler sa problème ci yeneen i fànn mën naa wax ci régime bi lan ko gisee lan ko amee waaw. man na xam nga koo xam ne du xaar day neex a àndal parce que man damay wax ni autorité yi man duma leen xaar 100% parce que boo leen xaaree 100% mën nga xaat bi man damay préférer li ma wax sànq rek nekk ci yoon wi ku ma dab ñu ànd mais sunu commune du ma waxee commune Yoff mën naa man de aw ma lu ma leen reprocher parce que xëy na ñàkkul parce que bëggoon naa mu gën a am ouverture bëggoon naa mu gën a surtout ci jigéen ñi parce que ñoom jeunesse bi ñu ngi ak moom te ci biir jigéen ñi jeunesse baa ngi ci parce que dana am habitude di wax jeunesse bi 70% la mais 70% yi suñu ay jigéen a ngi ci ñoo xam ne ñu ngi ci mais duñ koy faral di compter lu bari man monsieur le maire nga xam ne ki ni gën a côtoyer ñun ku mel ni man muy le premier adjoint maire muy Abdou Nar man du ma ko reprocher dara parce que nit ki manoo lu dul boo ko soxlaa mu recevoir la ak lu mën a xew boo ko soxlaa dina la recevoir di nga wax mu tontu la man foofu baax na parce que man damay éviter toujours ngërëm loo xam ne maak yow la Abou yow yaa ma ko jox boo ma joxul ma xarab la dama ne nit ñun waruñu xaar lépp ci sunu maire parce que ku mel ni yàlla maire bi mu ñu jox muy ministre Abdoulaye Diouf Sarr ak yàlla def tamit yen bi mu yenoon mu diis lool boo ko bëggee yenaat sunuy problème bopp surtout ñun jigéen day metti loolu moom la ñu waxtaane ba taxoon ñu ne woon nañ wutali sunu bopp sunu financement bu ko defee maire bu ñu ci fekk see ñu jël bu ñu ci président fekkee ñu jël ku ñu ministre bu ñu fekk tamit ñu jël mais man daal Yoff biñ fi nekkee ku ne gisoon nga Yoff démb te man foofu rek laay wax tey doo duggee Yoff di nga xam ne y a un changement te yàlla damay wax ni boo waxee ñu ne du moom moo ko def d'accord mais tombé moo waral ay gaaf parce que si reñam si kiiwam si la changement Yoff bii nekk te Yoff wax dëgg yàlla ku gëmmul rek xam ne am na changement man nag foofu laay natt nit ki nattuma la si man ak yow sunu diggante dama lay natt si commune bi li nga def si commune bi teg si tamit muy ku am ouverture moom tamit ndax tey ak li moo nekk yépp amul fu muy egsi te xàmmeewul kuy xàmmee nitam la te loolu dafa am solo
ndaxte bari na si kilifa yoo xam ne tey boo leen nuyu woon ak loo leen jege-jege dinañ taxaw wala duñu mën a tëb rek wax sa tur wala nangam muy li ma gis nag laay wax muy maire boo xam ne tey jii doo ko ne Ablaye rek bu gestoo dina la ne maam wala ma sœur ak nu mu koy defee loolu rek dara la kon man wax dëgg yàlla politique bi muy mëne yàlla nag moo xam ndax sama fi mu ne nii may wax ni waxaluma si turu kenn sama tur laay wax mooy rek man doy na ma si continuer liggéeyal Yoff wax dëgg yàlla ndax gisuma nag lu ko tane parce que fekkee nañ fi ay maire yu bari yoo xam ne jàll nañ si moom avant muy ñëw mu amoon nu mu demee nag mais nag ak moom wax dëgg yàlla macha allah daal laay wax li may wax nag nit ki doo ko gërëm wala nga xarab ba ni ko doo ko ne góorgóorlul lu mu dolli doyul surtout mu tourné nag si jigéen ñi man foofu laa koy gën a waxee. parce que mu tourné si jigéen parce que président dafa am lu mu waxoon après les élections de 2019 mu dig ñu lu bari jigéen ñi mu ne ndaxte xam naa bu ma faloo jigéen ñi la fi ma toog dama ne ko président li nga wax sax xamoo ko ndax bi mu mettee ba metti si campagne ñu nekk si loolu dem nañu foog naa ni jour élection dañu reyante ñun suñu commune Yoff li ñu wax mooy dinañ fal le président Macky Sall ñun ñëpp ko waxandoo le président Macky Sall dina nekkaat président parce que fépp fu jigéen nekk di nga ko voteel mooy dañuy campagne ku mel ni man fu ma am connaissance rek man dama jàpp ne le président Macky Sall dafa war a continuer liggéeyam te dañ ko war a folaat doo ñëwee jour élection yi macha allah jigéen ñëpp a takk seen digg am na benn kii bu doon foo di wax ne bi ma gisee ñëwee si wa teelu jour élection gis femmes yi ñii boot seen doom ñii yor seen siwo marché woddu yu gàtt jëm si urne yi laa ni président Macky Sall dina gagné moo tax bi mu waxee loolu bi mu gagné ba pare dama si bëgg ma ne ko xamoo sax loolu mu promettre ñu jàppale ñu mais mi ngi si parce que si la après DER si la taxawee yeneen kii nga xam ne day financé mais foofu dafa des lu bari damay wax toujours base bi ñu di ko favoriser parce que dafa am ñu nekk si base bi te jotuñu si kaw te bu fekkee ni si kaw rek ngay waxee wala booy réunion si kaw rek ngay convoqué yu bari day egsi di gërëm tamit le ministre Ndeye Saly Diop parce que heure bi daaw juste avant tabaski bi jàppale na jigéen ñi lu mu man parce que wax dëgg yàlla macha allah jàpp na si bu baax a baax moom it ñu koy ñaanal mi ngi def lu mu man mais nag 100% lu yàlla amul doomu aadama mënu koo am kon mi ngi noonu si politique si sama maire ñu ngi APR mën naa wax fii Yoff am nañu ko si ndaxte li ma wax 100% amul mais Yoff fi mu nekk nii mën naa wax ne gisuñu ko lu ko tane gisuñu lu ko gën kon man dama koy ñaaxaat mu jàppale ñu lu mu jàpp nag doyul na jàppale waat jigéen ñi si lépp nag jàppale bi duma ne si financement si mais si lépp laa wax na jàppale waat jigéen ñi na recevoir femmes yi mi ngi def lu mu man mais na recevoir kenn xeebalu ko na xam lan mooy sunu programme lan lañu bëgg ndax boo ñu jegewul surtout base bi surtout les femmes de développement parce que da nekk femme de développement muy benn kii ndax damay faral di wax sama ndombal tànk yoo xam ne yàlla defal na ma ko bu ma koy damay leeral ni si développement laay faral di wax parce que dafa am femme de développement mais femme mu développement itam dafa am politique bi tey femmes yoo xam ne defuñu sax développement ñoom politique rek moo leen ñor am ñoo xam ne nag boole nañ ñaar yëpp muy ñaar yëpp mu jéem nag xool naka lay gérer loolu ndax femme bi politique am na loo xam ne bu ko amul du tal politique te ñun développement foofu la ñuy yëngatu tey actuellement boo duggee Yoff abu di nga xam ne jigéenu Yoff yëngu baa ngi fi bu baax a baax te foog naa ne bu dee sunu financement yi defu si 100% mën naa wax ne 70% yi si ñun la bàyyi ko. man nag damay jéem a jàpp li ma wax sànq parce que man du fekkee damay jàppale abu le ministre Diouf Sarr laa bëgg man bu ma sañoon liggéey bi mu commencé Yoff mu continuer ko bu ma si génnee ñaaxaat bi ma ko wax pour mu gën a wëlbatiku mais man pour lu ma doy te ku nekk nag soñ nga wax li la doy mooy ma sañoon le ministre Diouf Sarr mu continuer waat liggéey bi mooy ñu jëlaat falaat ko Yoff joxaat ko commune bi mook le premier adjoint ñu continuer waat seen liggéey ñu avancer ba xam lu yàlla di def mais man daal li nu waneegum doy na ma li des nag sama boor bi ma bëgg mooy deseel nañu ma mooy les femmes de développement monsieur le ministre recevoir leen xam seeni ambition xam leen lañu bëgg ñu waxtaane ko loolu dinañu amal solo lool
damay xalaat si lu bari su lu jëm si mouvement parce que li tax ma si xalaat parce que déjà li ma nekk muy réseau bi nit amul lu dul lu ko def dama ni nit koo defal lu baax mu fay la lu baax parce que damay wax ni mala bi nga yar sa kër sax am na noo comporté wala bu la déggee sa baat rek day daw topp la rawatina doom aadama mouvement dafa am koo xam ne ki ma wax sànq muy Fatou Kiné Mbodj sama xarit dinu sunu gisante bu mujj nga xam ne keroog lan gëj a gisante sinon bi si topp hôpital laa ko fekk dañ génn ma koy gunge parce que mu ne ma maam doo taxawal mouvement loolu bàyyi naa si xel ndax kàddu googu mu wax mu ne ma maam defaral mouvement waaye ma ne ko mouvement mouvement ak lii ma yor daf may sonn rek mu ne ma waay taxawal ko loolu maa ngi siy bàyyi xel bu baax pour xaw ma kañ mais mi ngi sama xel comme waxoon na ko te mu nekkoon sunu jour mujj gisante macha allah daal ñu ngi si mais ñu ngi siy xalaat comme demandé woon na ko rek maa ngi xalaat pour kii ko mais nag ak bu ma ko defoon tamit pour le moment c'est pour soutenir notre président le président Macky Sall mais jaarale ko sur sunu ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Macky comme waxoon na ko damay wax ni rek bi mu ko waxee itam def na ko parce que bari na kuréel yu nu taxawal yoo xam ne day jàppale ndaw ñi day jàppale jigéen ñi terewul tamit ñu ngi si mais ñu gën a orienté wu si jigéen ñi parce que mën naa wax ne jigéen ñi am nañu si bénéficié wu mais mën naa wax ne bu dee 100 jigéen lañ 20 yi sax 20 yi du bu fekkee ñu si bénéficié wu bu ma sañul wax 10 sax bénéficié wu ñu si lu mel ni kuréel yi nga xam ne teg na ko pour jàppale ñu kon nga xam ne tuuti na lool te xam naa ne ba mu koy teg tamit pour jàppale ñu la woon mais nag mënoo nekk fu nekk mais nag mu gën a xoolaat kuréel yooyu pour ñu jàppale ñu ñun femme de développement yi jàppale base bi. waa Diouf li ma koy lancé rek mooy mu jàppale jigéen ñi te pour jàppale nit ki il faut nga recevoir leen pour xam lan la ñu bëgg mais il faut mu orienté waat bu baax si jigéen ñi si femmes yi na si gestu bu baax a baax foofu moom lu mu fa gestu doyul parce que li des bari na te tey boo woote woon saal ba mu fees mën naa wax 80% yëpp jigéen lay doon. ndax dinañ am lu leen naqari mais li ne wax jigéen du bëgg ba pare di bañ da ngay gis lu nu xultu lu nu wax ci mbedd mi mais bu wootee rek tey ji da ngay gis saal bi fees ñan lay fees ñi doon wax ni de kontaanuñu defaluñu dara kon loolu rek war na tax ni ñii seen bëggeel ci yow dëgg la. waaw man maa ngi Yoff mais doo jële 77 416 51 97 wala 76 832 99 02 boo ma woowee rek. ñu si bari nag dinañ may contacter si Facebook bi ñu si bari sax si femmes yi ñi may former ñu bari foofu laa lan may gën a contacter du ko defee li si des ñu joxante rendez-vous mais sama réunion yu bari si lu jëm si formation SEDAF balaa koy defee bu dee Yoff centre d'incubation bi ñu ngi koy defee foofu sunu activité yëpp muy réunion yi nga xam ne moom la ne am pour sunu réseau foofu tam ba tey ñu fay gërëm monsieur le maire di fa gërëm APEXI parce que yombalal nañ ñu ko bu nu soxlaa salle bi rek dañuy woote ni soxla nañ salle bi jour tel ñuy ubbil ñu def fa suñu yendu fa wala après midi heure bu ñu neexee fa la ñuy def suñu activité yëpp loolu ba tey si jàppale la ndax am nay temps kër yi dañu xat comme sama kër fi mu ne nii li muy xat-xat am nay temps fii laay réunion muy metti lool mais nag depuis mi ngi bëgg a yàgg ñu ngi si centre bi nekk si gannaaw Philippe Senghor ñu abal ñu ko ñu fay def suñu activité yu bari sax macha allah gërëm rek ak sant di gërëm ñëpp nag wax dëgg yàlla di gërëm ñëpp di santaat yàlla bu baax di julli si yonent bi moom mi ñu jox force jox ñu kàttan ak xel moo xam ne dinañ si mën a def ak di si jàppale jaami yàlla yi kon ñu ngi gërëm bu baax di gërëm sunu partenaires yëpp parce que nag gannaaw financement yi dañuy wut partenaire ku mel ne Madar partenaire la si ñun parce que di la jox produit am ñu koy jël di jaayaat di si for di si am dara tamit liggéey la ku mel ni xam nga yaa ngi romb ni ay double boli yoo xam ne ñu ngi fii démb la ñu ko Maggi ñooñu ko waa Nestlé Sénégal ñooñu ko indil defal ñu ko sargale ñu ko may ñu ko boo demee si centre ba chaise yu jaune yoo xam ne ña nga fa waa Nestlé ñooñu ko may tamit te bàyyiwuñu ñu ngi wut yeneen partenaire ndaxte bu fekkee ñi nga xam ne entreprise yi nga xam ne ñu ngi Sénégal ñu ngi si gox yi ubbil nañ ñu seeni bunt
lépp liñ fay am seeni produit ñun ñu koy jël di ko jaayaat si sunu biir di am dara di renforcer suñu kees si ndimbal la kon ñu koy lancer yenn entreprise yëpp buñ si xam nag dinañ la jege demandé la ndax doo ñu dimbalee si loolu mooy di ñu jox sa produit ñuy jaay di si am dara am na ñu ko nangul comme ñu ma lim ni di ñaan ñeneen ñi tam ñu ubbil ñu ba ñu mën a am dara jërëjëf rek jërëjëf mbooloo mi yëpp jërëjëf képp kuy xool vidéo bi di naan bu wax ji bu jubee yàlla la bu amee lu dëng wax dëgg yàlla jubal rek laa si jublu woon ak wax lu baax kon maa ngi kontaan di gërëm ñëpp di gërëmaat yàlla di gërëm sama ñaari waajur di leen ñaanal fa ñu nekk yàlla na leen gënal fi ñu jóge yàlla na rëcc lu ñu doon def fii di leen santaat bu baax tamit bàyyuma kenn sama ngërëm moom am na commencement mais amul fin parce que gars yi si jàpp bari na gars yi jàppale nañ ma si samay activité bu baax a baax a baax bariwul bunt boo xam ne dinaa ko fëgg pour nga jàpp si nga tëjal ma sa bunt wala ma jële fa lu ma neexul kon loolu yëpp te nit ki bu defee daraam ba taxaw am na noo fay ñëwee bu la recevoir gërëm ko ak nu mu loo fa jëlee rek gërëm ko parce que mënoon na demee neneen te demewu ko kon maa ngi ñaanal sama partenaire yëpp yàlla na leen yàlla defal jàmm yokk man yi ba ñun ñu si man di gis suñu bopp ñun it yàlla may ñu loo xam ne dinañ si man ñun tamit di si jàppale ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun si liggéey bi di la gërëm encore Abou di la ñaanal yow tamit yàlla na la yàlla yokk defal la jàmm lii nga nekk yàlla def ko mu jëm kanam lu mu avancé doyul macha allah jërëjëf